أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخ تيجاني ومن لنا إليه وسيل كاسف الغمم mbokk yi seetaan Al Maktoum TV ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di leen ziar di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu xéewal defal ñu sutura defal ñu tam ci barke yonent yàlla Muhammad sala alayhi di nuyu di ziar soppi Seydina Muhammad yëpp yi nga xam ne ñu ngi seetaan Al Maktoum TV. Al Maktoum TV bu ñu ko waxee nag télé la boo xamante ni ñu ngi koy seetaan un peu partout ci àdduna bi rawati nag waa diaspora bi ñi nga xamante ni ñi ngi ci Facebook bi ak ci li nga xamante ni mooy YouTube ak ci Chrome bi nga xamante ni mooy ASTV ñëpp ñu ngi ko fay suivre kon ñu ngi nuyu soppe Seydina Muhammad yëpp di nuyu Serigne Babacar Sy Mansour ayadahu wa nasarahu di nuyu njabootu maam Cheikh Seydou Hadji Malick yëpp di leen kontaane di leen ñaan suñu borom defal leen jàmm mais foofu laa jaar nuyu Imam Abdoulaye Diop ak mbokkam ma nga xamante ni fa tabarakallahu moo nekkal xalifa ba ca Amérique muy Sidi Ahmed Sy moom Habib Sy mu Cheikhul Hadji Malick radiyallahu anhu di nuyu njabootu Cheikhul Khadim yëpp te buñ ko waxee sëñ Mountakha Mbacké la ñuy wax nuyu Cheikh Mahi Niass di nuyu ziar di ziaret mboolem képp koo xamante ni yaa ngi seetaan Al Maktoum TV tey nag Al Maktoum TV def la mu doon def muy def déplacement ñëw ci programme bu riche bu am solo boo xamante ni ku ko initié kenn la ci njabootu Cheikhul Hadji Malick muy soxna Asietou Sy moom am as mu Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil fa tabarakallah mu sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu moom mi nga xamante ni dundam yëpp yàlla sunu borom daf ko def mu nekk dund bu am njëriñ tey nag mu organiser benn 48 heures fa tabarakallah boo xamante ni bu am solo la programme bi ni mu déroulé mooy samedi bi ak dimanche bi yëpp yu am solo la muy jël doomu aadama yi seet leen faj leen seet fi nga xamante ni lañ gën a soxla la loolu incha allah bu ñu ñëwee ci sëñ Ousmane Diatta danañu gën a leeral lu bëree bëri yooyu nag moo waral tey Al Maktoum def déplacement man ak sama caméraman di Hadj Malick Fall ñu ñëw fa seen nuyu sunu mbokk mi di Hadj Ousmane Diatta maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu ngi delloo ziar. ñu ngi lay kontaan bu baax di kontaan bu baax a baax di bokk ci gis honneur bi ngeen def muy Al Maktoum TV ñëw fekkee ci li ñuy liggéey nii ñu ngi leen di ziar jël ziar bu teg ko ci seen loxo mu àgg ci njabootu Seydi Hadji Malick yëpp radiyallahu taala anhu di nuyu xalif général di ko ziar di ko màggal ndax ci moom ndigalam la ñuy wéyee di rafetlu seen teewaay fii ci ngeen gis liggéey ba nu nekk di def mu di soxna Asietou Jamil Asietou Sy mi am xel bu rafet bi woo ñi ci ñu ànd liggéeyal yàlla ci jaam yi ca fa mu mettee muy fii ngeen ñu fekk ci Guédiawaye di ci biir mairie Wakhinane bi nga xam ne fii kër Racine Talla la bi nga xam ne moom it da cee jàpp bu baax a baax ñu àndandoo ak soxna Asi mu ne ma Seydina Ousmane ma ne naam mu ne ma dama am woote yàlla mu di woo tàkkusaanu Cheikh Omar Foutiyou Tall ma ne ko loolu de am na solo mu ne waaw ma ne ko léegi loo ci xalaat mu ne dama bëggoon balaa nu koo door sax ci ñaari fan yi ñu woo ay nit ñëpp ñi aji néew lay ñu ñëw ñu dimbali leen seet naka la ñuy caytoo seeni bët dimbali leen ci ay lunettes yi nga xam ne daa ci bëri boo seetee tey ci suba am na ay kilifa yu fi toog yoo xam ne dañuy ñëw ne la mënatumaa jàng téere alxuraan wi ndax mënatuma koo gis waaye biñ leen fajee seet jox leen lunettes yi ci war vraiment ñu rafetlu ko lool. donc loolu moo ñu indi fii nii tey OWADAS nag di organisation africaine pour le développement académique et sportif OWADAS waaw OWADAS nag yàgg naa liggéey ak soxna Asietou parce que def nañu ay activités yoo xam ne yu jëm ci social surtout fii ci Guédiawaye gi dans la banlieue def nañu fii ak le réseau international des femmes Tidiane muy Rifat ñu def ci liggéey bu rafet ca lycée Limamoulaye loolu lii nekk continuité bi ndax saa su ne dafay wax ne sama maam waxoon na nanuy dimbali
donc ci kaw dimbali boobu si la ñu nekk si la nekk ma nekk ci ñun ñaar ñu ànd ci ñëw di def nii donc mu nekk loo xam ne dañ ko programmer ci ñaari fan boo xoolee démb ba ñu jullee fajar ba tey jii nii ci dimanche bi ci guddi gi gis nga ne nit ñaa ngi toog ba ñu programmer lu tolloog junniy lunette ak plus de 1200 consultations yoo xam ne yii def nañu ko pour mën a dimbali ñooñu ñu mën a am gis-gis bu leer def tamit lu ñuy wax dépistage ci jigéen ñi fële ci case des tout petits bi lañ fa ubbi woon bërëbu jigéen ñi pour def dépistage cancer ci feebaru jigéen muy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein pour dépister ko teel koo caytu seet lu ci ne nga xam ne dañ ci mën a teel a jóg pour mën koo faj loolu moom la ñu def ci ñaari fan yi teg ci nag ñu jeexalee programme bi yëpp ci tàkkusaanu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall di rafetlu vraiment seen teewaay fii. macha allah Ousmane ni nga résumé am na solo ci leeral bi nga xamante ni leeral nga ko ne xam nañu organiser programme liñ ci xam rek mooy tàntal yonent bi mbaa nga tàntal kenn ci nitu yàlla yi mais façon bi yaakaar naa ne bu mel nii moom maa ngi doog a daje ak moom muy jéem a dajale ay doomu aadama seet la nga xam ne lañ gën a soxla te mu jafe ci ñoom ndax xam nañu Sénégal doole ji bëriwut tey ku ci waroon dem consultation rawatina nga jënd ay lunettes da nga làmb ay junni yu bëri soxna Asiyatu jël dajale lu mat junni lunette nga wax ak junni consultation ak lu teg def ko ci benn semaine ci benn week-end loolu kenn xamul lu mu toll mais loolu ndax dafay am at mu nekk lay am wala boog chaque 6 mois lay am wala weer wu nekk lay am ak naka lay dóorale incha allahu taala. waaw xam nga lu baax da ngay ñaan yàlla di ko continuer def mu nekk loo xam ne lu nu bëgg a def la waxuma sax at bu ne waaye dañoo jàpp ne juróom benn weer wu ne waxtaan naa si ak soxna Asi que ne juróom benn weer wu ne ñu def ko pour mën a dimbali nit ñi te bu dee mën nañ koo def sax ñeenti weer parce que ndax boo xoolee nit ñi nu ñu mel nii xam nga ne lii juróom benn weer sax ëpp na ci waaye ci li ñu yàlla baaxee ci ñu yàlla kàttane ak ñi nga xam ne ñun suñu xol lañu am mun bari mu néew danañ fexe ci nu mu gën a gaawee ñuy def yu mel nii ba pare nag gën koo yaatal surtout nag yaatal bi bu ñu defee fii tey Guédiawaye ndax ay daayira nga Ziguinchor ay daayira nga Touba ay daayira nga Tivaouane ndax Tivaouane fan yee sax jaar nañ fa ndaam waaye bëgg nañ faa dellu demaat ci béréb yëpp ndax ñëpp mën a jëriñoo lii nga xam ne moom la ñuy liggéey. sama question bi ma la bëggoon laaj sax ci loolu moom nga ko tënk mooy ndax dafay yem Guédiawaye mais xamal nga ma ne loolu dafay gën a yaatu duñ koy ubbi incha allah rawatina sax gàmmu bu ñu igsee naka ngeen koy waajee ak yéen ndax yéen a ngi koy bàyyi xel wala déet. gàmmu waaw dafa am sax li nu wax ci ndigalu sëñ bi dañoo bëgg a def li nu naan gàmmu ji ak bët yu leer ndax programme bi bët yu leer la tudd bët yu leer donc gàmmu ji Tiwaawoon ak bët yu leer loolu lu mooy doon label bi donc bu soobee yàlla ñu ngi ciy liggéey te bëgg nag ñëpp ñëw jàpp si ndax bu tollee ci ñeenti fan balaa gàmmu gi dinañu nit ñi ñëw taalibe yi ñëw ci burdu bi ak yu ni mel nga xam ne nit danañu bëri ñu profité ci dimbali ci nit ñi tamit loolu moom fas nañ ko yéene def incha allah. incha allah ñu ngi lay kontaanee di la bëggee ndax lii nga wax nii ñu ngi nuyu waa Amérique États-Unis yëpp di nuyu état yi yëpp xam naa nga tënkalu nga ci rek ci anglais ak français ci lu gàtt incha allah. waaw je m'appelle Ousmane Diatta je suis le directeur des opérations de l'organisation africaine pour le développement académique et sportif dite OADAS. OADAS est une structure qui a été créée aux États-Unis par des Sénégalais qui actuellement, après avoir vécu un certain temps aux États-Unis, nous avons pensé revenir au pays avec une organisation sociale, une ONG, pour participer dans le processus de développement de notre pays, qui est le Sénégal, et que nous tous partageons. Et chacun, nous avons notre slogan, c'est de participer dans ce processus, avec ce qu'on appelle le giving back en anglais. Donc, nous sommes dit, pourquoi pas revenir au Sénégal et servir le Sénégal, parce que nous sommes des Sénégalais et par la grâce de Dieu, nous avons pu voyager et nous avons acquis beaucoup d'expérience et peut-être même
des acquis, que ce soit en termes financiers ou en termes d'expérience, que nous pouvons revenir au pays et mettre ça au profit des populations sénégalaises. C'est le but de l'OADAS et c'est dans ce sens que nous sommes venus après avoir été en contact avec Madame Sokhna Assietou Sy Djamil qui nous a conviés à venir travailler avec elle dans ce sens. Nous sommes là ici à Guédiawaye, précisément au niveau de l'enceinte de l'hôtel de ville de la mairie de Guédiawaye Wakhinane, Nimzat Wakhinane, avec Racine Talla, qui a bien voulu mettre la main à la pâte. Et puis ensemble, nous avons pu réaliser cette activité avec 1 millier de patients avec qui on a pu travailler et donner gratuitement une paire de lunettes médicales. Donc c'est quelque chose que nous comptons faire un peu partout au Sénégal, explorer les voies des daïras au niveau de tout le Sénégal, comme à Tivaouane où nous avons un planning planifié de faire avec le Gamou, Inch'Allah, ce qu'on appelle Gamoudji Tivaouane ak Betulaire. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler, sur lequel nous sommes en train de travailler pour réaliser quelques jours avant le Gamou avec les messages, avec le bourdes, qu'on puisse bénéficier, faire bénéficier à toute cette masse, à tous ces talibés, vraiment cet apport médical. Donc c'est pourquoi nous sommes ensemble avec Madame Assietou Sy Djamil qui actuellement n'a ménagé aucun effort avec le concours de la mairie de Nimzat Wakhinane pour pouvoir réaliser pareil événement. Yes, my name is Ousmane Diatta and I'm a Senegalese born US citizen back home to run program through my organization called African Organization for Academic and Athletic Development, which is an organization that we created over in the US, precisely in the city of, in the state of Michigan. We actually in here with Sokhna Assietou Sy Djamil, who actually invited us to work together for this program, which is a humanitarian program running a free eyeglass clinic, which we have done starting yesterday. We're about to finish working, and we received the visit of Al Maktoum TV, which we appreciate because it's I know that you guys back in home, back in the state, that you guys doing a great job over in America and all over the world. So we appreciate you guys coming out and see what we're doing and kind of put a layout for everybody to understand and see what we're doing, see how we can be of help. So we are here in Guédiawaye running that free glass clinic, and we have about 1,000 people that we donated, like reading glass, medical eyeglasses, so which actually is very, very appreciated by the people of Senegal, exactly by the people in the suburb of Dakar, exactly in Guédiawaye. So we plan, and we have planned to run program over all over in Senegal. We will also actually we are working into putting up a program with the big pellegrinage actually in Tivaouane. For example, Betulaire going toward that event with the boat. We will actually run all of those programs because we will use that mass media to enhance about, you know, help, support to the Taliban who all going to be in Tivaouane with the benediction of the Khalifa Serigne Abubakar Sy Mansour. We are really appreciating, and we're looking forward to working with a lot of organizations, especially Al Maktoum TV, which is a great TV that I've been looking forward to work with. Appreciate it. Thanks a lot. Acha tey déggaat naa fi dëgg muy làkk nañ fi anglais yu lu mel ni midi wax fi ko ci français wax ko ci li nga xam mooy wolof te ñetti langue yooyu moom tënk li nga xam mooy Al Maktoum TV kon Ousmane Diatta ñu ngi lay bëggewaat bu baax
di am mbégte ci tabarakallahu bi ñëwee dalal la ci Al Maktoum ci li nga résumé ci liggéey bu mag bi nga xamante ni liggéey ngeen ko fi te yonent Yàlla Muhammad ne alayhi salaatu wasalaam xayru naasi anfaahum nit ñëpp ka ca gën mooy ka leen amal njëriñ te da ngeen amal njëriñ tey goxu Sénégal ndax tey lii nga xamante ni mooy ophtalmo képp koo xamante ni dafa ciy yëngatu am problème bu bët yaakaar naa ne tey da boo ko soxla woon tey war a dem hôpital da nga ñàkk junni yu bari boole ko ñàkk am ay rendez-vous yoo xamante ni du soree la da nga gis ku jógee ba Bawol jógee koo xamante ni mi ngi jógee ba Saloum ñu jox ko rendez-vous boo xamante ni ñeenti weer la ci kanam ngeen may ko occasion ci benn 48 heures mu ñëw am ci lim ci am loolu bu ngeen xamul tiyaaba ji kenn xamul mu toll yàlla mi mën a fay yàlla fay leen incha allah Al Maktoum TV dina ànd ak yéen ci liggéey bu soobee yàlla di nuyu Thierno Racine Talla bu baax moom tamit di ko bëggee ñu ngi lay kontaan bu baax yàlla baaxal barkel ñu ngi ñëw léegi ñu ànd ak yéen ci programme bi incha allah rabbul izzati topp leen ma ànd ak sama cameraman Alaaji Malick Fall jërëjëf sëñ Ousmane kontaan